Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سقفنا كاف هي عين سات كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokku Sénégal seen mbokkum taalibe Imam Dramé moo ñëwaat ak yéen ci seen émission sama réew émission bi nga xam ni ñu ngi koy amal fii ci Sénégal 7 TV waaw ñu ngi nuyu mbooleem fu ab sénégalais nekk moo xam sénégalais yi nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew moo xam sénégalais yi nga xam ni dañoo nekk ci kaso yi wala sénégalais yi nekk ci lalu hôpital yi di nuyu mbooleem kilifa diine yi nekk ci réew mi moo xam diiney lislaam la wala diiney christianisme di nuyu imam yi nekk ci réew mi yépp di nuyu waale mbooleem labbe yi nekk ci réew mi di nuyu classe politique bi yépp nag moo xam opposition la wala pouvoir tey nag xam ngeen ni émission bi actualité bi rek la ñuy jël waxtaane ko actualité bi mooy xew-xewu jamono parce que réew mi fi mu ne coow li bari na lool coow li bari na jaxasoo na waaye dafa am mag mu baax ci réew mi mu ñuy wax Serigne Fallou Mbacké radiyallahu anhu yàlla nañu ko yàlla fayal moom Serigne Fallou moo daan wax ni boo nee tekk rek tekk wan la yoon waaw Serigne Fallou Mbacké yàlla na ko yàlla yërëm te taas ñu ci barkeem moo daan wax ni boo nee tekk wan la yoon moom Serigne Fallou bokk na ci ay waxam mu daan wax ni nañu fal bët yi te folli nopp yi nañu fal bët yi te folli nopp yi maanaam bët yi nañ ko fal parce que bët mooy gis naa waaye dégg naa moom wóorul réew mi nag tey jàpp naa ni liñ war a wax nga xam ni kuy wax ci nga waroon a wax te képp ku ci waxul ñu war a fexe ba nga wax ci mooy denrée nécessité yi nga xam ni lépp dañ ko doubler maanaam li askan wi di dunde moo xam diwliñ la wala yàpp la wala lépp loo xam ni askan wi ci boppam daf ko yittewoo loolu gis nañ ni prix yi dañ ko yokkin woo xam ni dafa jéggi dayoo dinañ ci ñëw ci bavure policier yi nga xam ni am na ci réew mi ba xam ngeen ni am na mbokk mu ñuy wax Abdou Faye ngeen xam ni wax nañ ni mënuñu wax ni kenn ko faat parce que dañuy def autopsie bi waaye xel yépp dafa ñaaw de te man mi bokk naa ci ñi nga xam ni seen xel dafa ñaaw loolu nag jàpp naa ni li ko war a leeral police moo waroon a génn communiqué ci wax ci lu leer ñu xam Abdou Faye moomu lan moo ko faat parce que mbokk yi bakkanu doomu aadama dafa cher moo tax waxtaan wi ñaari sujet yooyu rek lay doon bi ci jiitu mooy denrée nécessité yi nga xam ni yokk nañ ko nga xam ni tey képp ku yor njaboot yaa ngi toog ci njàqare
yaa ngi toog ci xel mu daladi, yaa ngi toog ci di jaaxleef nan lay def ba dundal sama njaboot. mbokk yi réew mi ñi am salaire nga xam ni weer wu dee sax am nañ lu ñu yaakaar di ko fayeeku, ñooñu dafa metti ci ñoom, waxuma la ak ñi nga xam ne nag ay chômeur la. kon réew mi jàpp naa ni li gënoon a nekk farata tey du dem di jënd ay avion, loolu mooy dëgg. réew mi li gënoon a nekk farata du dem di jënd ay bato. réew mi li gënoon a nekk farata du dem di def ab tournée boo xam ni li ci ëpp dañuy séddale xaalis ay nit pour ñu war leen a jàppale ci ay élection. réew mi tey li doon farata mooy denrée yi nga xam ni lu mel ni diwliñ, yàpp, pharmacie yi boo demee garab yëpp yokku na. état bi bu fekkee ni day wax ni réew mi rek ko tax a jóg, tabax réew mi rek boo ko tax a jóg, te naxul sénégalais yi, war naa fexe ba am yërmande ci askan wi. war naa fexe ba am yërmande ci askan wi mbokk yi. te li ci gën a metti mooy day mel ni dara xewul, dañuy camoufler mbir mi mel ni dara xewul ci réew mi, bëgg a jël réew mi ak askan wi tënk leen ci ay sujet yoo xam ni intéressé wul Sénégalais yi. waaw, jël askan wi tënk leen ci sujet yoo xam ni buñ ko toppee ñun Sénégalais yi gisuñu ci suñ bopp. sujet yooyu ñi ko war a régler nañ leen bàyyi ñu régler ko. waaw, fan yi gis ngeen ni coowal Adji Sarr yëkkatiwaat nañ ko. mbokk yi, coow loolu suñ ginnaaw la nekk. li ci Sénégalais yi taxawee xam nañ ko. li ci Sénégalais yi wax képp ku am xel dégg nga ko. Sénégalais yi li ñu wax leer na, mooy nanguwuñu ku tere seen candidat mu bokk, nanguwuñu ku jàpp ab candidat ci ay waxi caaxaan. loolu askan wi wax nañ ko ba noppi, te loolu ñi ko wax du ñuy politicien, ñi ko wax Ousmane Sonko intéressé wu leen. ñi ko wax mooy sénégalais yi nga xam dañoo gëm démocratie, sénégalais yi nga xam ni dañoo gëm ni àdduna potu ndaa la, da ngay naan jox sa morom mu naan. waaw, réew mi kenn amul droit di sélectionner ñiy bokk ak ñi dul bokk. loolu jàpp naa ne suñ ginnaaw la nekk. kon wax jooju li ci war a def ñun ñëpp gis nañ ko. Ousmane Sonko wax na lu leer, nee na moom yàkkamti naa dem justice. loolu moo ko wax. kon kay dem leen ci yoon rek, jarul di jël ay nit di leen activer ñu bëgg a fàtteloo sénégalais yi li ñuy dund. loolu nag sénégalais yi ñoo ko wërta nangu. sénégalais yi ñoo wërta nangu ñu leen di tënk ci sujet Adji Sarr ak Ousmane Sonko, parce que loolu du sujet. sénégalais yi tey li ñuy xaar ci Macky Sall di ko xaar ci nguuram mooy denrée nécessité yi nga xam ne dafa yokk, lan la ci war a indi comme solution. man loolu laa jàpp ni mooy waxtaan wi. bu leen kenn divertir mbokk yi, bu leen kenn dugal ci sujet boo xam ni du seen sujet. waaw, parce que sujet boobu sénégalais yi wax nañ ci sun ginnaaw la nekk. réew mi li ñu war a wax mooy denrée yi nga xam dafa yokk, xëy rek yokk. Macky Sall dem di jënd ay avion, di jënd bato, di wër di campagne, di jël alalu réew mi di ko jox ay nit ñu tuddee ko tournée économique. loolu du tournée économique mbokk yi. tournée économique da ngay yóbbu ay ingénieur, ay boroomi xam-xam, mais tournée économique doo dajale ay politiciens di leen jox 2000 francs def leen ci car, def teg yeb leen ci ay car, jox leen ay t-shirt ñuy tàcc, ñu tuddee ko tournée économique. loolu dañ koy wax ñi jàngul école. bu ko neexee na def tournée politique, loolu kenn bañalu ko, parce que day politique. waaye na wax askan wi dëgg ni leen man damay def tournée politique. mbokk yi, ab hôpital boo xam ni dañ koy inauguré hôpital bi biñ koy inauguré mu am ñetti journaliste yoo xam dañoo faatu. ñu ngi leen di ñaanal yàlla yërëm leen, xaari leen àjjana. mooy ñi nekkoon leeral. bañ faatoo hôpital bañ doon inauguré mënule, maanaam bañ ba accident bi amee
parce que ñoom dañoo jóg ni dañuy ànd ak président Macky Sall ci tournéem bi ñu demee maanaam dogal dal leen ci yoon wi ba mu am ay blessure bu doon ab hôpital la ñuy inauguré kay te hôpital bi jag waroon nañ leen a mën a yóbbu ci hôpital ba ñu faj leen foofu waaye dañ leen a jëlee fa leen mbir mi dalee départ wuti ci Ndakaaru loolu li nga ciy déggee mooy hôpital taxul leen woon a jóg foofu hôpital amu fa ay bâtiment fa nekk askan wi yéen a war a yeewu xam li ngeen bëgg xam fi ngeen bëgg a dem parce que wolof nee na boo yaroo yeewuwoo alalu borom barke nga boo yaroo yeewuwoo alalu borom barke nga dañ lay jariñ waaye doo jariñ sa bopp te nit lépp lu mu nangu buñ ko tegee dagan na nit lépp lu mu nangu buñ ko tegee dagan na te xam ngeen ni coono bi nga xam ne Macky Sall ak nguuram teg na ko réew mi sénégalais yi ñoo ko nangu man loolu laa gëm niñ koy xeexee nag du violence du ay coow niñ koy xeexee lenn rek la Macky Sall ñun ñoo ko fi tegoon amoon ci moom yaakaar réew mi yëpp xam nañ ni tey amatuñ ci moom yaakaar parce que la taxoon ñu teg ko fi nekku ci lenn rek mooy solution bi jeunesse bi ngeen jóg taxaw dem jëli seeni carte d'identité dem jëli seeni carte électeur mu jaral leen lu nekk pour ngeen jot seeni carte waaw lépp lu mu ko jaral moom Macky Sall pour mu bañ a joxe carte yi yéen war na leen a jaral lu ko ëpp pour ngeen jot seeni carte parce que loolu seen devoir la waaw loolu rek mooy faj wax ji lenn mooy condition bi mooy tout sauf Macky Sall élection yi di ñëw tout sauf Benno Bokk Yaakaar parce que élection yi dafa am solo ci avenir u réew mi bu ko Macky Sall gañee jox sénégalais yi ay 10 000 ak 15 000 ngeen accepté loolu ba wooteel ko billahi di ngeen dee fii ak xiif parce que Ousmane Sonko waxoon na leen ko fi nee woon na leen réew mi dina metti ji tey ji réew mi ku ne xam na ni metti na kuy waxal yàlla te yor famille te nekk responsable di joxe dépense xam nga ni réew mi metti na de réew mi tey nit ñaa ngi bëgg a dee ak xiif gor ñi sonn nañu benn minorité bu ndaw ñoo yor alalu réew mi séddoo ko loolu mooy dëgg baadoole yi ñoom la ñuy faat tey ci prison yi lii mooy dëgg moo tax dinañ ñëw ci bavure policière yi nga xam ni am na ci réew mi mbokk yi man li ma gëm ci bavure policier yi benn mbir la man dama bokk ci ñi respecté police nationale du nit ña fa nekk laa respecté mais institution bi ci boppam laa respecté li may nekk ne xale tukki naa dem naa ci yeneeni réew def naa comparaison seen police ak police su Sénégal gis ni police bi ñu amoon fii ci réew mi ay bavure am na ci de am na ci ñu nekk ci biir police bokkuñu ci biir police parce que amuñu formation di def naka sudul noonu man loolu gëm naa ko te reconnaître naa ko mais ma gëm ni majorité ci police ay nit ñu responsable lañ parce que mbokk yi fii lu ne xew na fi événement bu ne am na fi police géré ko mais li ñu commencé di gis nii ci police ñun du police bii la ñu xamoon wax dëgg yàlla parce que ñun ay fee la ñuy wax yoo xam ni kenn mënu ko dindi barki démb Touba yàggul dara ci semaine bii rek am na benn mbàkke boo xam ni jarbaat la ci Serigne Mountakha Mbàkke ñu ngi koy ñaanal yàlla moom Serigne Mountakha yàlla dëgëral ko bàyyi ko ci sunu kanam biir këram lañ ko fekk dóor ko torturer ko ba jàpp ay awraam moom moo ko nettali torturer ko ba mu xëm biñ ko yóbboo police ñu ni ko yow dañ laa jaawale coow loolu képp kuy nit wax ba kuy murit de mais képp kuy nit naqari na la Serigne Mountakha ci mat kilifaam moo ci dëgg tànkam dalal ko bas ba mu sedd mais mbokk yi police bu professionnel du liggéeyee noonu police warul jóg di dal ci kaw nit ba noppi ñu wax nga ni da nga koo jaawale loolu jarul jàng droit pour xam ni jaaduwul loolu ay fee la kenn mënu ko dindi tey bu ñu xëyee dégg ñu ni am na koo xam ni ku ñuy wax Abdou Faye ñu wax ni dafa faatu ñu ni dafa xaru loolu la ñu wax ñoom police
te loolu il faut ñu topp ko ba mu leer parce que Sénégal yi ñoo dul nangu kenn di faat nit ci lu leerul. Man tey bu ñu attaqué police damay bokk ci ñu jóg taxaw dénoncé ko ni police institution la kenn waru koo attaqué ku ma déglu yàgg maa topp xam ne yàgg naa toog di défendre police donte damay génn ay nit di ma attaqué mais man loolu laa gëm dama gëm ni police institution la kenn warut a dal ci kawam waaye ni ma gëmee ni police institution la kenn warut a dal ci kawam noonu laa gëmee ni police tamit warut a jóg di dal ci kaw askan wi te réew mi bu ñu toogee noppi wala ñu ragal looñu wala ñu ñuy xoqatal ndax intérêt benn nit ba ñun ci sunu biir entre civils yi ak policiers yi en dox sunu diggante ba ñuy rayante Sénégal moo ciy perte kon police il faut ngeen segg ñi nga xam ne bokkuñu ci seen biir ngeen génne leen ci te loolu yéen man ngeen ko ñu xaar autopsie bi génn waxuñu ni police moo rey parce que kenn xamagul ku rey mais xelu kenn dalul parent victime bi dégg ngeen li mu wax nee na xelam dalul ñu ngi encouragé ku mel ni Guy Marius Sagna taxawaay bi mu ci am parce que loolu mooy taxawaayu citoyenneté citoyen boo gisee loo xam ni baaxul ci sa réew da ngaa war a jóg taxaw def alerte waaw ñun police duñ suñuy noonu waaye police tamit dañ leen fee teg pour ñu yor sécurité askan wi teguñu leen fi pour ñu dal ci kaw askan wi loolu il faut ñu wax ko ak responsabilité gis nañ ku mel ni kilifa bu yaanaa maar nga xam ni ñi daan taxaw ca kanam ci jamono Ablaye Wade ci la bokkoon di xeex pour 3e mandat kilifa moomu tey ci marche boo xam ni te il faut ñu waxtaan ci mbiru marche du lu ñuy du loo xam ni dañ ciy ñaan autorisation république boo gis bu démocratie am da ngay déclaration ngay def boo defee déclaration police jox la itinéraire accompagner la nga def sa marche parce que nit ni ko yàlla bindee li ko naqari bu ko génnewul ci làmmiñam dina ko génne ci dooleem yàlla moo bindee noonu nit yàlla moo bind nit te ñi jàng wàllu sociologie xam nañ li may wax nit yàlla moo ko bind ci mu génne li nekk ci moom ci làmmiñam nit bu fekk xale bu ndaw sax boo ko dóoree bu mënta fayu dalay saaga parce que day génne li nekk ci moom kon nañ bàyyi nit ñi ñu génne li nekk ci ñoom loolu daaneelul nguuru kenn parce que Macky Sall mii dafa marche ba jël réew mi kon mënul tere kenn mu marche ci réew mi il faut ñu waxtaan parce que réew mi ñun ñoo ko bokk te réew mi ab ragal yi yeewoowu fi nañ waxante dëgg balaa réew mee tàkk nañ bàyyi nit ñi ñu marche ñu autoriser leen encadrer leen boo seetloo heure bu ñu ko defee sénégalais yi peuple bu mature lañ dañuy marche dellu seen kër waaye heure bu ñu teree nit ñi marche da ngay gis ni bu fitna amee tere bi ñu teree marche bi la parce que ñun mën nañoo wax parce que réew mi ñun lépp fi la ñu fekk événement bu fi mus a jaar fekke nañ ko te bokkoon nañ ci ñi daan taxaw ci kanam bu doon dañuy xool ay privilège rek kon heure bi noppi nañ kenn dootuñu dégg mais man kenn du ma jëndee passeport diplomatique aw ma ci soxla man kenn du ma bu dee palais bugguma faa dem na leer man li ma intéressé mooy Sénégal tegu ci dëgg képp ku nekk ci dëgg ñu encouragé la ku nekk ci caaxaan ñu ni la yaa ngi ci ay caaxaan ak koo mën a doon te loolu moo war a nekk taxawaayu képp kuy nitu diine parce que ñun sunu sëriñ Cheikh Hadji Abdou Aziz Dabakh ci loolu la ñu nampatal ñun waaw du ñu ñàkkee kenn teggin waaye kenn feesul sunu bët pour ñu wax la dëgg te nag ñun réew mee ñu tax di wax de ku ko yégal ni réew mee ñu tax di wax ku ko yégul it yégal ni réew mee ñu tax di wax waaw te fii ak ñu ngi am kartan di wér di wax pour Sénégal te kenn mënuñoo empêcher pour ñu wax ku ko jéem du sotti képp ku ñu teree wax yow boo moytul doo ko fekk je pèse bien mes mots man Imam Dramé képp ku ma ni doo fi waxee yow boo moytuwul yow man boo ma tegee foo xam ne dootuma wax yow boo moytu yow doo ko fekk waaw parce que nag ñun ay sénégalais lañ dëkk ci réew mi di ay saalum pire waaw bugguma di ko wax di ay doomu daara
amuñu arme amuñu garde corps mais am nañ yëfu taalibe waaw loolu il faut mu leer kon réew mi bu fi kenn ragalloo kenn wala ngay xoqatal kenn mënu ko fi denrée nécessité yi na ci nguur gi wax syndicaliste yi bu dee yéen da ngeen di nekk ay syndicat ñu xam bu fekkee da ngeen a jënd carte membre APR ñu xam bu dee jëndu leen carte membre APR génn leen ngeen dénoncer yokk gi nga xam ne nii yokk na ci réew mi lii mooy dëgg parce que tey bu mbir mi yokkoo ñun sénégalais yi ñoo ciy dee ñoom politiciens yi yéguñu ko parce que alalu réew mi la ñuy dundee waaw yéguñu ko ñu ci bari jënduñu yàpp jënduñu jën dañ leen koy toucher ñun ñi nga xam nag dañoo fas yéenee dundee suñu ñaq di ay baadoola ñun ñoo ciy dee loolu opposition bi war ngeen cee wax waaw di wax ni police ku leen bañ amul fii ku jóg taxaw pour déstabiliser police amu fi mais police il faut ngeen dellu siwaat ngeen fexe ba am rapport yu baax ak askan wi xam ni askan wi moo leen fi teg yéen askan wi ngeen di liggéeyal Macky Sall ñaari at moo ko fi dese te day dem ngeen war fee des ak askan wi kon da ngeen war a fexe ba seen rapport ak askan wi rafet parce que policiers yi ci biir askan wi lañ génne ñun ñi dañ cee am ay frères am ci ay cousins am ci sax njaboot nag ñoo xam ni suñuy ñoo bokk pas-pas ci wàllu tariixa kon ñun amuñu benn intérêt pour déstabiliser police mais police ñi ci bokkul nañ leen ci génne mënta ñàkk tey ñu def ab segg mënta ñàkk man loolu laa gëm te réew mi ñu nawlonte barki démb ñun ñëpp dégg nañ déclaration bi Adama Faye def Adama Faye nga xam ni mooy beau frère u président de la république kenn waxaloo ko moo ko waxal boppam te képp kuy xam Macky Sall ci réew mi moo la ko gën a xam parce que moo ko may sëram ñu yàgg boobu nekkagul dara ba tey mu nekk président de la république ci làmmiñu Adama Faye nee na Macky Sall dictature la Adama Faye moo ko wax maa ngi dégg waa APR yi ñu koy attaqué sa waay yéen Adama Faye ba muy xam Macky Sall xamu leen ko kon lu ngeen koy attaqué dictature du dara lu dul képp ku bokkut ak man xalaat dem kaso te réew mi képp koo xam ne bokkoo xalaat Macky Sall jàppal xel ni sa tànk mu ngi buntu kaso loolu mooy dëgg képp koo xam ni critiqué nga ko ci idéologie ak xam-xam ak fàttali ko démbam mu jàpp la tëj la ci kaso bi loolu Khalifa Sall tëj nañ ko ci kaso bi Karim Wade di exilé nañ ko génne ko réew mi Ousmane Sonko mii bu taxawul woon xeex ci kaso bi la jëm man loolu laa gëm moo tax wax naa ko nee naa ko sëriñ si di wax yépp na nga leen ormal jox leen cër mais boo taxawul di nga dem ci kaso bi parce que waa ji Adji Sarr waa ji jàppale la bëgg loolu nag sénégalais yi moom duñ ko nangu parce que réew mi kenn moomu ko lii mooy dëgg waaw kon fi may daanelee rek mooy marche bi nga ba xam ni M2D woote na ko marche boobu na ci sénégalais yépp dem parce que pacte bi nga xam ni Serigne Mountakha signé woon na ko ak opposition bi ak Macky Sall pacte boobu nguur gi ci boppam ñoom ñoo ko jël sànni ko ca àll ba wane ni jëfewuñ ko parce que pacte bi moo doon lan mooy nañu libérer prisonniers politiques yi ñu ñibbi tey juróom-ñetti nit ñu ngi ci kaso yi ñu téye leen ci prison yi kon nguur gi moo damm pacte boobu comme moo yàq pacte bi nag niñ ko mën a fajee mooy génn wan ni ko sénégalais yi d'accorduñ ci di jàpp ay doomu aadama di leen tëj ci kaso bi te amoo benn preuve loolu mooy dëgg loolu kon marche boobu man Imam Dramé man dinaa fa dem te maa ngi woo képp ku gëm démocratie gëm liberté gëm ni réew mi ñun ñoo koy tabax gëm ni réew mi kenn moomu ko république la un peuple un but une foi moo ñu boole marche boobu na nga ko fekke ji def ko ci pacifique bu fa kenn utiliser violence parce que ñun fu violence am duñ fa dem loolu dañ koy wax di ko assumer waaye nag suñuy droit tamit kenn duñu ko xañ kon leader yépp dinañ fa nekk na askan wi yépp génn
ñu daje fa wan Macky Sall ni ko askan wi taxawoon ni ko doo laal Ousmane Sonko askan woowu moo taxaw ni na libéré prisonnier politique yi li mooy dëgg. bu leen nangu ku leen divertir bu dee ab télé la ñu fay ko alal pour mu divertir leen bu leen ko seetaan zappé leen ko parce que ñu ngi wax problème mu réseaux sociaux yi temps yi dégg ngeen nguur gi réseaux sociaux yi ñoo ko teree nelaw parce que réseaux sociaux yi moom rek la Macky Sall mënta contrôler moo tax télé yu bari jaratuñoo seetaan bu ngeen bëggee am information dem leen Sénégal 7 wala ngeen dem ci site yi nga xam ni ñoo moom seen bopp am na fi site yoo xam ne sax moomuñu seen bopp dañ leen di contrôler parce que Macky Sall dafa def erreur bi mu ñëwee interlocuteur yépp la rey ñu ni sëriñ si mu ni sëriñ si ay citoyen ordinaire lañ waaye koroog bi réew mi bëggee tàkk bu du woon sëriñ si xam nga ni sëriñ si duñ citoyen ordinaire de sëriñ si duñ citoyen ordinaire buñ doon citoyen ordinaire koroog bi sëñ Mountakha ne teg leen armes yi ñëpp ko teg kon yooyu ay erreur la yoo xam ni Macky Sall def na ko ak nguuram liy dëgg tournée politique bi Macky Sall di def kum jox xaalis lekkal loolu man maa leen ko wax parce que xaalis bi Macky Sall moomu ko impôt réew mi la sama impôt ak seeni impôt lañ dajale jox ko kuñ ci jox xaalis lekkal parce que réew mi metti na waaye billahi ku wooteel Macky Sall war nga réew mi man Imam Dramé maa ko wax parce que réew mi tey benn problème rek la am muy Macky Sall il faut mu génn réew mi bu mandaam jeexee day dem parce que Macky Sall du sa jëmm ji lañ contre mais yow crise de confiance lañ am suñu diggante ak yow te ñun ñii di ko wax dañoo bokk ci ñi la jàppale ba nga jël nguur te mosoo ñoo gis parce que jàpp ñu woon pour sa jëmm ci mais dañ doon jàpp pour réew mi bañ a dem ci kaw crise de confiance moo am suñu diggante ak yow réew mi nag république la dafa am hiérarchie lu ngeen fi gis hiérarchie bi ci kaw lay jóge ordre yi ci kaw lay jóge day jóge présidence jaar ci ministre de l'intérieur wàcc ci police dellu si waat leen Macky Sall yàggatul nguuram jeex na ba noppi day dem amul benn buxaaba bu gëmloo Macky Sall ni ko yow di nga fi def 3e mandat billaahi waxoo dëgg man Imam Dramé maa ko wax te ku ci weddi ñëwal ñu jàkkaarloo ma wax la ni la Macky Sall mënu fee am 3e mandat ci réew mi benn sëriñ mënu ko gëmloo ni dina am 3e mandat te benn sëriñ sax du ci ànd parce que sëñ Modou Bousso Dieng dégg ngeen li wax nee na am na xalifa général bu mag parce que ñun xam nañ xalifa boobu kan la te bu wax jotee dinañ ko wax ko nag jotagul nee na ko Sénégalais yi yow bu njëkk dañ laa contrôle mais contrôle la léegi dañ laa bañ waaw man de bañuma ko mais doxalinam laa d'accordul doxalinam mooy ku àndut ak man dem kaso nag ku muy noppiloo gëmoo yàlla waaw kaso képp ku muy noppiloo gëmoo yàlla ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun jeunesse bi yëpp nañ def benn bloc opposition bi bu leen kenn divertir ngeen def benn bloc bu leen Macky Sall gëmloo ni day bàyyi Khalifa Sall bàyyi Karim Wade jàpp Sonko nax na leen def leen benn bloc bu ngeen demee assemblée nationale gañe assemblée bi force Karim Wade dina bokk force kii dina bokk nuñ koy tuddee Khalifa Sall mais bokk Karim Wade ak Khalifa Sall gëw ma ni ci loxo Macky Sall lay jóge rapport de force mooy tax ngeen bokk rapport de force bi nag mooy élection yi bu ngeen ko gañee fépp foo xam ne ni ville bu mag la ngeen fexe ba opposition bi gañe ko ngeen dem ak moom ci rapport de force élection législative yi ñu jëm bu ngeen ko gañee da ngeen koy imposer cohabitation ci assemblée nationale bu boobaa yéenay diriger réew mi mu neex ko ak mu naqari ko moom du bokk ba boobaa Khalifa Sall dina bokk Karim Wade bokk mais buñ leen gëmloo ni toog leen ma rendi Ousmane Sonko te yéen ma jox leen ngeen bokk dañ leen di nax diviser pour mieux régner la fan yi gis ngeen ne ànd sàmm jikko yi foofu lay daanele nga xam ni mooy collectif bu mag boobu nga xam ne 50 associations ñoo ci nekk xalifa généraux yëpp adhéré ci signé église bi adhéré ci signé roi du yi adhéré ci signé Macky Sall recevoir na ay association yu bokk ci biir ànd sàmm jikko yi na leer te loolu ñun bañuñu ko parce que association ba fa demoon ka ko jiite ku ñu naw loola di imam Makhtar Kébé ñu xam ko lool muy borom xam-xam ba mu fa demee
ñu aborder sujet góor jigéen waaye li yelloon kay bu dee ni dafa bëgg ñu waxtaan ak moom na woo ànd sàmm jikko yi ki ko jiite xam nañ ko Babacar Mbuub la tudd donte ñun terewuñ kenn nga dem ci Macky Sall ku mu neex nga dem mais ñun demuñu ci Macky Sall parce que wuti wuñ fa dara ñun li ñu wax mooy waxuñu waxi légalisation bu leen def amalgame réew mi kan moo fi dégg ñu wax fi légalisation bañ commencé wax ba tey réew mi bañ commencé wax ba tey criminalisation la ñu wax nañu criminaliser mbirum góor jigéen te loolu moom la ànd sàmm jikko yi wax moom la sëñ Muntaxa wax moom la Serigne Babacar Sy Mansour wax moom la église bi wax moom la parti politique yi sérieux wax nañu ko criminaliser te ñun xam nañ fi ñuy jaar dinañ ko yóbbu assemblée nationale te bu demee assemblée ci la ñuy xam député yi gëm nañ yàlla wala gëmuñu yàlla ñun am nañ ay plan A plan B ba C plan A bi mooy dañ koy yóbbu jox ko benn député mu jox ko Moustapha Niasse Macky Sall moo yor majorité bu bëggee ñu criminaliser ko dinañ ko def et puis sortie bi mu def ànd kook Ourey Thiam ñun xam nañ ko bu baax Macky Sall lay liggéeyal donte nekk na ci mouvement associatif yi mais Macky Sall lay liggéeyal day politique am na droit maanaam jeter ay fleur Macky Sall mais Ourey Thiam bu la gëmloo ni moom mooy gérer ànd sàmm jikko yi da lay nax ànd sàmm jikko yi ña fa ne kenn mënu leen a jënd kenn mënu leen a corrompre soxlawuñ passeport diplomatique buggu ñoo dem France ñoom Sénégal mooy seen France loolu il faut mu leer li ñu wax mooy ñun ay wax dootuñu ci juger ay wax doyuñu Macky Sall ne woon nga ñu di nga am 5 ans ngay def 7 ans nga mujj def yaa ñu ni woon 2 mandats ngay def te yaa ngi wax oui ak non kon ñun ay wax dootuñu ci tënku te ay wax kenn waru cee tënku jullit warut a tënku ci ay wax jullit ci jëf la war a tënku te jëf ji mooy ñu criminaliser ko képp ku d'accordul ci mbirum góor jigéen daal criminaliser ko ñu xam ne d'accordoo ci ku ko bàyyi muy dox ci suuf ñu jël genre dugal ko ci permis yi li muy wane mooy d'accord nga ci te loolu xeex la boo xam ni woowuñ ci kenn ñun mën nañ koo xeexal suñu bopp imam boo xam ni nag damay peser je pèse bien mes mots imam bu bëgg a jaay combat bi ñun dinañ la dénoncer waxuma man imam Makhtar Kébé xam naa ko ku ko respecté la boroom xam-xam la taxul may wax mais bépp imam wala soi-disant sëriñ wala marabu nga bëgg a jaay combat wu ànd sàmm jikko yi di nga xam ni ñi nga amal affaire ay sëriñ lañ comme yow ay imam lañ comme yow mais dañoo choisir ànd ak dëgg waaw gisoon nañ fi ay imam yoo xam ne yi fi passé xam nañ ko coowal Israël Palestine ñu jox leen fi ay passeport diplomatique ñu jaay cause Palestine loolu du am ci bii kon réew mi yépp nañ ànd taxaw def benn bloc teg pression assemblée nationale bi mu signer criminalisation bi te ngeen bañ ku leen divertir denrées nécessités yi ne ci nguur gi génn wax le porte-parole du gouvernement da ngaa war a génn wax Sénégalais yi lan moo tax mbir mi yokk waaw fii réew mi kenn moomu ko réew mi dafa am histoire lu jiitu république di am dafa am ñu fi nekkoon di bañ réew mi am na dëkk bu tudd Gorée am dëkk bu tudd Ngor waaw kon ay xoqatal nit du tere nit ñi wax li ñu gëm parce que fii ay jullite fi nekk ak chrétien di ko wax parce que ci république lañ nekk ci démocratie lañ nekk kenn ku ne am nga droit li nga d'accordul nga ni d'accorduma Macky Sall da ngaa taxaw ni d'accordoo ba jëlee fi Ablaye Wade kon bàyyil nit ñi wax seen xalaat amoo droit képp ko bokkudul xalaat ngay def ci moom ay pexe pour jàpp ko di ko tëj ci kaso bi loolu képp kuy jullit di gor wala ngay sëriñ waroo cee noppi seen mbokk la Imam Dramé ci émission sama réew Sénégal 7 TV di nuyuwaat réew mi yëpp di nuyu kilifa diine yi di leen ñaanal yàlla dëgëral leen di nuyuwaat église bi di nuyu le pouvoir temporel bi et le pouvoir spirituel bi gouverneurs yi préfet yi sous-préfet yi parce que ñun réew mi ñu tax di wax ku jàpp ni keneen moo ñu tax di wax da ngay nax sa bopp mais Macky Sall képp ku gëm yàlla di jullit war ngaa xam ne li muy def ni jaaduwul man loolu laa gëm in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store.
Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal